asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñi ngi am mbégte ak kontaante di ànd ak yéen sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu tey di talaata 23 février atum 2021 ngeen gis c'est l'arrivée du khalife général le roi médecine du monde le roi médecine traditionnelle international the king of the king muy Alaaji Thierno Moule Sow moo ngi ni door a egsi muy le bourreau de mu di le maréchal di l'empereur sëriñ bi mooy door a egsi nii comme d'habitude ci oto bu xonq bi Yatma moo nekk ci volant bi Jules moo ne ci ginnaaw sécurité bi ngeen gis yeneen sécurité yi également taxaw ni Baye Fall est là sëriñ ñi ngi nii alors ñi ngi nag ànd ak yéen sur la TMS TV Kara nga zoomeel ñu bu baax a baax sëriñ bi ñi ngi ziar di la jox sa wàccuwaay alors nga zoomé bu baax a baax gis ngeen sëriñ bi comme d'habitude alors ak mesure barrière yi également Abdou Aziz Diagne ngeen gis ne fii moom defe naa ni toujours sëriñ bi day montrer de exemple bu am solo jëm ci mesure barrière yi. C'est vrai Moustapha, comme tu l'as si bien expliqué, le marabout est un légaliste. Il est un légaliste dans la mesure où il croit en tout cas à ces instructions que les autorités sanitaires nous ont données, à savoir le geste des barrières qu'il faudra impérativement respecter. Et d'ailleurs, ce respect s'impose même aux patients qui viennent ici pour peut-être avoir l'occasion de se faire consulter par le marabout Moustapha Fall. Alors donc, en attendant de pouvoir permettre au marabout de descendre de son véhicule, je vais laisser le soin à notre confrère Saliou Samb de nous faire un bref résumé en anglais sur l'arrivée du marabout. Okay, thanks a lot, Doyen Aziz. Thanks a lot, Mustafa Fall. So this is just today, Tuesday, 23rd of February 2021. And we're having just the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, just arriving with his security guard, Jules, and with his driver, Yatma, just being ready today to receive patients that are coming from every kind of areas, every kind of countries, as I used to say. So today then, Tuesday, the Khalif General of the Jinns just arriving, you know, with his very nice car and with his traditional mubu, being ready to receive patients that are coming so as to be helped by the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, the only one who is able to heal persons that are possessed by jinns, that are possessed by spirits. So you see then Yatma having very nice shoes today, really well, you know, having nice shoes, nice shirt, you know, very black one and red one. I mean very green one, being ready to just accompany the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, Moustapha Fall. jërëjëf Saliou jërëjëf Abdou Aziz Diagne kon ba léegi ngeen ñuy suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu comme ni ko Kara di wax lamboo ak njëriñ di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu lamboo ak njëriñ ñu ciy ànd ak le khalife général l'empereur le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow mi nga xam ni tey képp ku fi sëriñ ci kaw suuf moom mooy sa xalaat moom la ñuy àndal noonu ngeen gis nag li ñuy wax ci tubaab il a le téléphone collé à l'oreille téléphone collé à l'oreille donc sëriñ bi gis ngeen ni tout le temps il est sollicité tout le temps nit ñi dañ koy duñu ko mën a jot loolu defe naa ni Aziz Diagne c'est normal parce que ku ñëpp soxla da ngay jafe jot. Mais c'est vrai Moustapha, comme ni nga ko waxee rek ku ñëpp soxla da ngay jafe jot. Alors je crois que ça c'est une habitude chez le marabout, le fait de répondre aux sollicitations des patients, le fait aussi de répondre aux sollicitations de ses admirateurs qui sont éparpillés à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers aussi les 5 continents. Alors voilà qu'il se dirige lentement et allègrement vers son cabinet, mais bien sûr avec une démarche très sûre. Le voilà qui s'amène aujourd'hui toujours superbement bien habillé en 3 pièces, grand bout. Alors il va arriver Moustapha Fall. Alors jërëjëf Aziz comme ni ñu leen ko waxee defe naa ni Alaaji Thierno Moule Sow kenn dootu ko présenter le monde entier moom mi nga xam ni mooy jàpp jinne yi di leen tubal sëriñ bi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay ñu laaj la benn question rek alors tey bésu talaata la
talaata nag ku ko xam-xam ni patients yi fu ne la ñuy jógee di jël si garab rawatina nag bu ñu ne talaata dañuy xel yëpp day dem ci vite fait dem ci cuuraayu volcan Joni Joni bi nga xam ni gis nañ saa su ne Sénégal dañ koy jënd le monde entier te gis nañ semaine bu ne am na GP buy ñëw fii di ko jël di ko dugal ci avion yi muy dem ba États-Unis ba Italie ñu bëggoon rek nga wax ñu ci un peu ci vite fait bi ak cuuraay vite fait Joni Joni bi ak vite fait bi. waaw macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billahi azim ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi nekk ñëpp ñoo ngi nuyu waa TMS TV di la nuyu Moustapha di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi kontaan bu baax a baax macha allah waaw vite fait moom vite fait macha allah mooy ndimbal njaboot vite fait nag mooy li nga xamante ne boo tëddee ba xaaju guddi nekk ci urgence war a tiit jaaxle boo ko xëccee dina la dimbali xam ngeen ne vite fait yi dëmm yi ñemewuñu ko xam ngeen ne vite fait jinne yi ñemewuñu ko rab yi ñemewuñu ko saytaane yi ñemewuñu ko xam ngeen ne vite fait tamit mooy nekk garab bi nga xamante ne da lay dimbali ci lépp lu bon daf lay aar ñu bon ñi ñemewuñu ko moom moo gaaw ci ñu bon ñi mooy vite fait macha allah nii bu ñu paree léegi am na garab yi war a dem ci DHL am na garab yi war a dem États-Unis am na garab yi war a dem Chine am na garab yi war a dem Espagne dëkk yi bëri nii bu ñu paree léegi yaat ma day am yu mu yóbbu macha allah pour ndimbalu askan bi parce que nag jamono ji dafa doy waar dëmm yi ak rab yi ak jinne yi dañoo sonal askan bi ñi nag yaakaaruñu kenn ku dul yàlla ak yonente bi ak Thierno Moule Sow loolu moo waral ñun tamit vraiment ñuy taxaw bu baax a baax di jàppale askan bi di dimbali jaam ñi ndax nag xam ngeen ne dëmm yi ak rab yi ak saytaane yi dañoo sonal askan bi macha allah vite fait nag moom mooy garab bi nga xamante ne mooy le meilleur garab mooy garab bu gën a baax ci garab yi bi nga xamante ne moo waral mbooloo mi fu ne la ñuy jóge ci àdduna bi di ñëw di ko ut si fii nee naa la léegi nii am na ay commandes yi war a dem partout suñu paree léegi nii war na ko yóbbu ci pour séddale ko jaam ñi nga xamante ne ñoo nekk Amérique ñi nekk Italie France ñi nekk Chine macha allah waaw garab la bu baax sax bi nga xamante ne ñii ñaa ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax mooy vite fait bi ak cuuraay volcan bi ñii ñaa ngi ciy gis seen bopp bu baax macha allah Moustapha. nit ñi aussi également ñi ngi gis seen bopp bu baax a baax aussi ci ñetti Thierno Moule Sow yi kon defe naa ni ñetti Thierno Moule yi aussi su amul woon ñu baree bari dinañ nekk ci musiba. surtout rawatina ñi nekk bitim réew. waaw ñi ne Sénégal fii ñoom sax ñi ngi ci jàmm comme sëriñ bi mi ngi fi waaye ñenn ci bitim réew te mu ñu ñoo jot ci yow. bu ñu utiliser ñetti Thierno Moule yi rek. waaw da ngay gis mbir mi day daal di saafarawu. loolu aussi bëggoon nañ sëñ bi nga commenter ñu ci un peu. waaw xam nga ñetti Thierno Moule Sow suñu borom moo ci def barke. macha allah ni ma leen ko daan waxee rek. toog ay guddi yi nga xamante ne du ma nelaw dagg ay Nescafé yi amul suukar di ko naan di ci ñaan suñu borom ci tur boobu yàlla def ci barke def ci lijaaba macha allah moo waral nit ñi di ci gis seen bopp ñii ngi ci am doom ñii ngi ciy defar seen aajo ñii ngi ci defar seen i mbir ñii aussi ñoo ngi ci am sax këyit am na sama taalibe yi nga xamante ne dañu amoon problème mu këyit ci bitim réew xam nga bitim réew boo fa nekkee amoo këyit loolu problème la ñii def nañ ko macha allah am ci ay kayit dem ba am ci macha allah ay green card ñii dem ba am ci ay séjour macha allah kon ñetti Thierno Moule Sow ndimbal njaboot la ñii tamit def ko am ci doom ñii def ko ëmb ñii aussi di ko def seen i commerce di dox kon loolu yàlla da ci def barke ñaan nag bu amee barke moom macha allah foo ko jubal rek dana fa lay jub macha allah maanaam foo ko yóbbee rek fa lay dem kon nag ñetti Thierno Moule Sow dafa am barke en même temps tamit t-shirt yi am barke. maanaam samay mbir daal yàlla da ci def barke waaw samay bagage daal maanaam lépp li nga xamante ne maa ngi koy joxe wala maa ngi koy dimbali askan bi yàlla da ci def barke vraiment ñi ñaa ngi ciy gis seen bopp bu baax loolu nag suñu borom laa koy gërëmee suñu borom laa koy sant ak sang ñi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu yaakaaru tey ak ëllëg ndax lépp lu ñu am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mooy suñu lépp mooy suñu aduna mooy suñu alaxira macha allah Moustapha jërëjëf sëriñ bi kon ñu ngi lay ziaraat bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay
alors kon yéen a ko dégg noonu Saliou Abdou Aziz Diagne defe naa ne sëriñ bi li mu wax am na solo kon xam naa dañuy avancer ba ci biir rek dañuy avancer ba ci biir a biir ngeen topp ma ba ci biir a biir ñu dem bu ñu demee ñu def commenter en français et effectivement en anglais donc comme on a l'habitude de faire accompagner sëriñ bi kon Saliou Kara Saliou Abdou Aziz alors dégg ngeen li sëriñ bi wax léegi ci vite fait bi wax ko également ci cuuraay volcan jooni jooni bi mais également wax na aussi ci ñetti Thierno Moule ñi nga xam surtout ñi nga xam ni ñi ngi nekk ba à l'étranger surtout ñi nekk à l'étranger nga xam ni pour le moment mu ñu ñëw mais bu ñu nekkee ci jafe-jafe il suffit ñu utiliser ñetti Thierno Moule Sow yi rek mbir mi daal di saafaraw. Ok, effectivement Moustapha, donc je vais parler en anglais. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. We are with the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings. So today, coming on this very Tuesday, 23rd of February 2021, you heard him talking about, you know, the liquid Vitfe and the Volcan Johnny. This is what he is giving every Tuesday. Guys are coming to take some medicines like Vitfe, like, you know, Johnny, because, you know, they know that if you use this kind of liquids, you know, you will be just feeling better whenever you're having spirits or jinns inside your body. Whenever you use this kind of liquid, you will be just feeling nicely. And even some people living in Europe, in United States, in, you know, Spain and in Germany, as the Khalif said, they are just reordering or ordering every time the liquid Vitfe and the Volcan Johnny. That's why they are just sending them to them through DHL. That's what is happening every time, you know, on this very Tuesday. You know, Tuesday, every time when you come here, guys are coming to take some medicines, what we say drugs like Volcan Johnny, you know, like, you know, Vitfe. So Yatma will be just coming with the Vitfe, and then Johnny, you will then see them. And he even also talked about, you know, the street Chernomole souls, as, you know, the guys living in Europe are doing every time. Whenever they're having problems, since they don't have any possibility to be in contact with Chernomole, so they just use the three Chernomole souls, you know, just praying with it, and then their problems will be solved. So that is what is happening right now. So I will just give the floor to my colleague, you know, Doyen Aziz Diagne. He will just explain and express himself in French and try to let you know what is happening here. Doyen Aziz. Merci beaucoup Saliou, merci aussi Moustapha pour ces commentaires qui introduisent le marabout pour l'installer dans sa chaise royale. Mais Moustapha, ce que je retiens surtout sur les déclarations du marabout, à chaque fois qu'il parle, il rend grâce à Dieu et à son prophète. Et cela est important pour un homme de sa dimension, qui n'oublie pas que tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il peut faire, c'est grâce au bon Dieu et à son prophète. Et ça, c'est extrêmement important. Et souvent, quand vous le voyez assis, et même en rentrant, il fait signe de la main et des doigts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que regardez-moi, je suis là, il n'y a pas besoin de me chercher. Regardez-moi, je suis bien là, très présent. Et aussi, c'est un signe de victoire. Et en général, quand on... Voilà, donc je le disais, voilà, il dit Allahu, donc regardez-moi à travers Dieu, je suis là grâce au bon Dieu, je suis en train de réaliser ce que je réalise grâce au bon Dieu, donc il rend tout le temps grâce au bon Dieu, et cela est important. Alors nous lui rendons hommage aussi, et en attendant de pouvoir descendre pour peut-être accompagner les patients qui sont là et qui attendent pour pouvoir regarder le... Voilà, c'est ça, vous voyez, c'est am na ñaari yi war a dem États-Unis am na ñaar yi war a dem États-Unis am na aussi bi war a dem Chine am na tamit commande aussi bi war a dem Espagne. D'abord lii léegi la war a dem ñaar yi war a dem Amérique benn bu war a dem Chine ak benn bu war a dem Espagne. Aussi tamit am na yeneen yi war a dem ay France yooyu GP lañ koy jox. Yooyu GP lañ koy jox ñëbbu ko mais yii moom léegi la war a dem ci DHL bi. ay vite fait la ay ñaan la gis nga yi nga xamante ne macha allah comme li nga ma doon laaj ci wàllu vite fait bi rek. confirmation li nga doon wax laay dëggal rek. parce que da nga ma ne saa su ne day dem GP dañ koy jël si ak yooyu lii day dem léegi nii sax ci DHL. lii war na dem Chine war na dem Espagne yii nii ak États-Unis ñaari États-Unis moo fi nekk dindil. gis nga produit bi moo nekk ni
ñaan yi ñoo nekk nii gis nga ko maanaam dëggal li ngay wax rek moo tax ñu kii lii day dem léegi ci DHL bi ñaari États-Unis ñoo fi nekk ak benn Chine ak benn Espagne am na ay France am na Italie ak yooyu noonu GP lañ koy jox ñu yóbbu ko mais lii ci DHL bi lay dem direct. ñoo ngi leen di defal promotion rek nag na. waaw question moo koy posé. waaw. maa ngi wax ñu dugg. sëriñ bi dëggal. waaw man dama waaw day ñëw ci coïncidence bi mais aussi tamit ñaar yoo xam ne nii defe naa ne dina ci ñëw d'abord muy firnde bu wóor que sëriñ bi dafay consulter à distance mais tamit bu nekkul fii ci cabinet bi dafay liggéey këram loolu defe naa mun nga ci ray leeral. waaw macha allah doyen Abdou Aziz ñoo ngi lay nuyu bu baax di kontaan bu baax a baax di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun daanaka amuñu hygiène de vie maanaam man. dunduma normal ak samay famille parce que bu ma fi nekkee maa ngi ci waar bi su ma nekkee kër ga tamit maa ngi ci waar gi maanaam amoo vie de famille waaw maa ngi ci téléphone yi maa ngi wax ak nit ñi jinne yaa ngi daanu ñoo ngi def appel vidéo may wax ak nit ñi moo tax nit ñi bu ñu ma jotul ñu comprendre ñu xam ne Thierno benn nit la dëgg la xam nga benn nit mënul wax ak 100 personnes rawatina nag adduna bi man adduna bi yëpp ñoo ma soxla bien vrai am nañ secrétariat ñoo ngi fii am nañ ñaari jigéen yi ñu jël pour ñu dimbali ci téléphone yi bu ñuy jokkoo ak ñoom dañ ma leen di balancer may wax ak ñoom moo tax parfois nit woote lu yàgg du ma jot yaakaar na ne sëriñ bi maanaam du ko décroché fekk du loolu sëriñ bi day jàpp day bëri ñu muy jëflanteel te en même temps tamit parfois am na ñu may yónnee xaalis bi day mujj yàgg ci banque bi ba nga xamante ne sax parfois banque bi day woote ne ko demal jëli xaalis bi sëriñ bi jëliwul xaalis bi fekk ne sëñ bi day jàpp parfois nit yónnee ma ay millions toog 1 mois wala 2 mois mu xool ne jëliwu ma xaalis bi mu woowaat ma barki Dembo Ndiaye la am Ousmane Sam Rouge mooy suma taalibe bu nekk France 1,5 million mot na at barki démb la am at ba ma ko yónnee jëliwuma ko mu toog lu yàgg Ousmane am application bu mu dugal ci téléphone xool ne ñu ne ko sëriñ bi da jëliwul xaalis bi mu woo ma mu ne ma sëriñ bi xaalis bi de ba ma la ko yónnee ak léegi war na man at de jëliwoo ko de ma ne Ousmane li ñu may envoyé day bari nag parfois dañuy xaw a jàpp après ci la ma yónnee côté yi ci laa ko yónnee yaat ma dem jëli ko après affaire bi mën na at gis nga 1,5 million kon day wane ne du ci ñun ñi ñuy occupé moo bari calculel Thierno Moule YouTube bi ñaata nit ñoo koy seetaan ñaata nit ñooy woote li ma mën maa ngi koy def waaye nag ñu comprendre xamal ne sëriñ bi kat benn nit la benn loxo la dëgg la macha allah bu ñu ma woowee jotuñu ma ñu comprendre insister bañ a décourager ñu xam ne c'est normal parce que ku ñëpp soxla munoo ko jot une bonne fois dëgg la mënul yomb waaw loolu la di sant yàlla bu baax di jéggalu tamit ci loolu c'est important waaw loolu la gis ngeen garab yi day ñëw dem léegi nii dañ koy yóbbu léegi envoyé ko ñaari États-Unis moo ngi fi ak benn Chine ak tamit benn Espagne am na tamit ñeneen ñi nga xamante ne ay ñoo ngi ci Italie ñoo ngi France ak yooyu ñooñu dañ leen di GP aussi garab yi ñi ñaa ngi koy jënd bu baax ñoo ngi koy jël si parce que njëriñ lañ ci gis daal vite fait ñi ñaa ngi ci gis njëriñ bu baax a baax macha allah njëriñ la yokkute la day dimbal njaboot day jàppale nit ñi ba mu egsee ba tey nit ñi am nañ jàmm ci wàllu rab ci wàllu dëmm ci wàllu seytaane ci wàllu liggéey bu bon ak yooyu ñi ñaa ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax te ñi ñaa ngi koy jënd aussi di ko consommer bu baax a baax. mais sëñ bi moom xanaa vite fait gaawaay bee tax nga tuddee ko vite fait. waaw vite fait daanaka man sax jinne yi ñoo ko tuddee vite fait kat jinne yi ñoo ko tuddee vite fait de. parce que dañ daan am fii ay contact ay jinne yu dëgër bopp. bu ma demee ba génnee garab bi. gis nañ ne bu ma leen ko laalalee rek dañuy démissionné dañuy nangu dañuy wàcc. gars yi nag ci lañ créé turu vite fait. gis nañ ne parfois dama daan jëflante ak jinne mu dëgër bopp bu ma jaar gauche jaar droite mu dëgër bopp ma génnee sama garab bi bu ko génnewee rek jinne bi ne ma d'accord na nangu na léegi nag gars yi ci la ñuy jëlee vite fait bi mooy vite fait et bien fait jinne dégg ngeen yeneen jinne yi tamit naan mal fait jinne macha allah. Merci beaucoup. Voilà, donc je crois que vous avez entendu les commentaires du marabout. C'est vrai que tout à l'heure, en rentrant ici dans son cabinet, Moustapha parlait en tout cas des sollicitations qui viennent un peu partout à travers le monde. Mais aussi, coïncidence pour coïncidence, le marabout a sorti, a brandi ici, que vous voyez sur l'écran,
tous ces produits-là qui sont destinés à des patients qui sont un peu partout en Europe, en Espagne, partout à travers le monde et qui attendent impatiemment le produit du marabout pour pouvoir se débarrasser définitivement de leur mal, de leur souffrance, Moustapha et Saliou. waaw xam nga li ci xaw a yéeme mooy coïncidence bi nga wax loo xalaat rek dama def benn constat bi ñu fi nekkee ba léegi sëriñ bi loo xalaat rek fekk moom xalaat na ko bu yàgg ba teg gis nga léegi bi may wax xam nga lii xaw ma woon sax xaw ma sax wax na ndekete boobu sëriñ bi moom xalaat na ba programme bu yàgg coïncidence yooyu nag coïncidence yi souvent da ngay ñëw sax yow am loo xalaat sax boo duggee fekk sëriñ bi xalaat na loolu ba pare c'est comme léeg-léeg lu mu bëgg rek bu ko xalaatee rek da ngay gis taalibe yi aussi dañ ko koy yónnee loolu nag mayu suñu borom la comme ni mu koy waxee mu nekk loo xam ne lu am solo la alors kon defe naa ni sëriñ bi il est unique dans le monde di kontaan ci moom parce que xam nga suñu borom rek mooy yàlla moom rek mooy maye waaw suñu borom moom bu mayee rek maye na kon sëriñ bi jàpp nañu li mu ko may ci lii moom rek la ko may ci kaw suuf kon defe naa ni nuñ koy waxee nu ko olof Njaay di waxee am na lu ko olof Njaay di waxee lu ne fànk kenn du ko jeex mais Moustapha aussi tamit léegi mu am lu mu wax lu am solo man maa ngi ciy bàyyi xel xam naa yéen aussi yéen a ngi ciy bàyyi xel tey dañuy wax souvent ne moom liggéeyal askan wi moom mooy priorité moom la def priorité maanaam nit ñëw am tawat mu delloo ko ci sagom loolu mooy priorité am jiitalul xaalis parce que ki nga xam ne ni tey dafa jiital xaalis Moustapha wax dëgg yàlla bu ñu la yónnee benn 5000 francs sax du fanaan ca banque ba wala du fanaan ca fañ ko ca transfert d'argent ba mais ku ñu yónnee 1,5 million francs nga bàyyi ko fa ba ki la ko yónnee naan demal jëli ko loolu mooy wane ne yow xaalis jiitalu la du dëgg donc defe naa loolu tamit am na solo sëriñ yi nga xam ne dañ mel ni man wax dëgg yàlla bu ñu leen yónnee 1000 francs sax moom du fanaan ci transfert bi dañuy dem daal di koy jëli. macha allah kon Saliou ñu bàyyi la nga kii. Doyen Aziz a presque tout dit, Moustapha Fall. On va juste résumer en anglais, juste pour dire que vraiment, comme Doyen Aziz l'a expliqué, donc vous voyez ces médicaments, donc que le Khalif a donc l'habitude d'envoyer tout simplement au niveau de l'Europe ou bien au niveau des États-Unis, parce que vraiment les habitants qui sont là-bas, les Sénégalais qui sont là-bas, ont besoin du Khalif général des djinns. Ils ne peuvent pas l'avoir, mais ils se contentent des médicaments qui peuvent tout simplement leur délivrer du mal. Donc ça se passe comme ça chaque fois. Et même les mardis ici, quand vous venez, donc les gens sont là tout simplement pour venir prendre donc le liquide précieux qu'on appelle vite fait et le volcan Johnny Johnny, qui sont vraiment des produits vraiment très précieux que seul le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, est en train de délivrer ici au Sénégal et partout donc dans le monde. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, that is what is happening here, on this very Tuesday, 23rd of February 2021. We're having just, this kind of drugs, this kind of medicines. It is just the liquid Vitfe and, this kind of volcan Johnny, just, being ordered by people living abroad, like China, like, Spain, like New York, like America, like Italy, just to have this kind of drugs because they are maybe being possessed by jinns. Even Atlanta, they are just waiting for these drugs so as to be able to be, helped by the Khalif General of the jinns, the king of all the kings, because they know that the Khalif General of the jinns is a little bit busy. He cannot, go to Europe, but thanks to these, drugs, they can just be feeling better and then, feeling nice and thanking a lot the Khalif General of the jinns, the king of all the kings. So thanks following us every time on, TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. Just to remind you that we are here near the VDN3, face to the VDN3 and face to the football ground of Jamono. This is the, this house of Chernomule. So whenever you need to come here, just came to, the VDN3 near the football ground of Jamono. So thanks for following us every time on TMS TV, your favorite channel.